demee ba au dernier mois parce que c'était une grande coalition ñoom Khalifa Sall ak waa PDS ils étaient dans une même coalition. ñu dem ba ci cappaandaw le jour ba nga xamante ne fa la ñu war a déposer liste yi pour des histoires de kii mooy jiite liste mooy jiite et cetera waa PDS rocceeku ñoom dem créer seen liste. ça veut dire que dañ ko prémédité woon parce que ci jour boobu mënuñu confectionner seen liste député. donc lu ñu xaaroon la bu yàgg peut-être la moindre occasion pour ñu rocceeku tas kii bi noonu. peut-être waa maa ngi ko aussi taxaw Sénégal ñoom Khalifa Sall en tout cas il s'était trompé vraiment d'alliés. et gis nga li nga xam ne moom la produire. aujourd'hui il y a de nouvelles dynamiques yoo xamante ni moom lañ gis après locales yi. Yewwi Askan Wi c'est une réalité Gëm Sa Bopp c'est une réalité Wallu aussi ba léegi même su fekkee ne doole PDS aussi wàññi na c'est une réalité. léegi je crois que li ñu war a mën a gën a concentrer mooy qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que Wallu Gëm Sa Bopp et Yewwi Askan Wi aillent dans une même dynamique. Ce sera extrêmement difficile mais ce n'est pas impossible. c'est pas impossible même su fekkente ne entité yooyu sax ñoom ñëpp mais au moins que ci entité yooyu am ñoo xam ne ni def nañ benn regroupement parce que li ci gën a am aussi mooy mën nga am ay regroupement très fort quand tu as des regroupements très forts mën nga am ay députés et les gens à l'Assemblée nationale mën nañ coaliser pour imposer la cohabitation su fekkente ne ñoom loolu lañ bëgg mais dire que Gëm Sa Bopp Wallu Yewwi ñoom ñëpp autour d'un bloc je peux dire que mën na nekk mais ce sera extrêmement difficile pour man daal on peut aller vers de grands regroupements nag mais que ñoom ñëpp unis autour d'un bloc de l'opposition loolu de tout temps ça a été une utopie et en dernier lieu gis nga li muy jur day am ñuy rocceeku tas coalition yi. Mansour Olof day wax ni ay kuy mënuñu bokk mbalka donte ay leader la yoo xam ne ñoo bokk bëgg-bëgg souvent vision yi ñooy wute. opportunité bi lay mën a boole ñu nekk benn moo teewagul. tey foog mu teew ci élection législative yi. parce que ay coalition yu soog a judd lañu ku nekk di xayma boppam ak dooleem. ay coalition yu bokkagul benn principe ak benn gëm-gëm ci wàllu doxalinu politique. ay coalition yu joxanteegul ay programme pour ku nekk mën a càmbal ay coalition yu assise boolewul pour ñu tënk ci benn programme donc fii ak élection législative yi kenn ku nekk bëggoon ne boppam ku nekk di dooleel base politique am ku nekk gëm say principe ak sa programme bi nga teg donc mënaguñu bokk boole ci itam dafa bari ay idéologie yoo xam ne dafa jaxasoo ci biir bul fàtte ni coalition yi ay mouvement ëpp ci biir mouvement amul idéologie xëy na am na ngëm-ngëm ci wàllu politique mouvement dañu ko miinoon ci ay localité waaye bi ci mujj di député bu bokk gis bi si Bara Dolly Mbacké mouvement la créé donc stratégie la maintenant pour mën a raam dugg ci coalition bu la neex moo xam pouvoir moo xam opposition parce que tëb dugg ci pouvoir am na looy tiit di ci bàyyi xel sénégalais yi donc bàyyi na ay enjeux yoo xam ni daf leen di tënk ba mën a ànd ci élection législative yi ñu dëgmal góob ni lu mën a nekk la mais buñ ci génnee nag xëy na parce que même bi ñuy créer coalition Yewwi Askan Bi ñu bëri dañu foogoon ni mënut a nekk parce que dañu raté woon départ bi muy dem à la base commencé fa yëf yi d'ailleurs moo taxoon sax parti yu bëri bàyyeekoo fi parce que bul fàtte ni waa PDS bokkoon nañu ci membres yi jëkk yi doon créé Yewwi Askan Wi par la suite la ñu génn ñoom Abdou Mbaye fekk leen ñoom Mamadou Lamine Diallo ba ñu créé beneen coalition bu tudd Wallu donc noonu lay demee waat ci élection législative yi moom gëwma ni mun nañu bokk mais teewul mun nañu bokk li ñuy combattre mooy fexe am ay députés de qualité à l'Assemblée nationale ay députés yu baax am ay programmes yu baax à l'Assemblée nationale xeex médiocrité bi am Assemblée nationale taxaw naa mën la député diw parce que amul benn xadi ci coalition yi nekk ci opposition bi koo xam ne sa député ci Assemblée nationale dina oser wax ni man la député coalition nangam wala man la député tel leader loolu avantage la loolu ay député yu am crème yi koo xam ne ay crème la ñuy doon à l'Assemblée nationale te fi nekk boo xoolee Sénégal loolu la gën a soxla ko ay député yu naan man la député Macky Sall wala député Abdoulaye Wade kon jàpp naa ne bennoo mënta nekk dem élection législative yi mais mën nañu bokk ay principe ci seen ay députés yi leen di teewal à l'Assemblée nationale. Mansour massacre bu Boffa Bayotte ñañu ca tuumaal ñu ngi leen di àtte ba tey moo nekkoon juróom-ñeenteelu fan bu procès bi interrogatoire bu ki leen di René Capan Bassène mu ngi doon wéy ba tey ci bésu tey bi moom mi nga xamante ni moom la ñu tuumaal ni moom moo jiite yëf yi muy chargé des affaires politiques ca agence nationale bu relance des activités socio-économiques fële ca diwaanu Casamance mu ngi wéy ba tey tuuma yi ñu teg ci ndoddam mu koy weddi rax ci dolli sax di xam ne ni bés bu ñu ko àttee ba xam ne ni moom moo ko def ñu yoon daan ko moom dina xaru ñu ond ci ak Abdourahmane Diallo.
juróom ba juróom benn waxtu loolu itam bu journaliste bi di René Capain Bassène mi nga xamante ne ñu ngi koy cité ci procès verbal d'audition bi nii bokk na ci ñu sooke li xewoon ci àll bu Boffa Bayotte taxaw ci kanam bar bu chambre criminelle mercredi bile conseiller spécial chargé des affaires politiques ci agence nationale pour la relance des activités socio-économiques bu Casamance di ANRAC René Capain Bassène daa di weddi tuuma yi nga xamante ne ñoom la ñu teg ci ndoddom bu ñu dellu si ci anam bi nga xamante ne moom lañ ko arrêté kii di René Capain Bassène di wax ni ci ay jamono 3 heures du matin la ay nit nga nayo ay fetel daal di fëgg buntu këram noonee la jugee di ubbi mu gis ñenn ci ñoom di tëb miiru kër gi noonee la ubbi buntu bi ñu daal di ko arrêté teg ko ay menottes te fekk xamul lenn ci li xew ba tey moom René di nettali ni dañoo takk ay bëtam laata ñu koy transporté ca gendarmerie ba foofee nga xamante ne nekkoon na fa ay fan lekkul te naanul ci ay conditions yu jéggi dayo lool buñ ko laajee ci lu jëm ci message compromettant yi nga xamante ne ñoom la enquêteurs yi daal di fekk ca boîte électronique am journaliste bii di René Capain Bassène daal di weddi authenticité yu yooyu les messages te di laaj ab expertise bu bépp mail bi nga xamante ne fekk nañu ko ci boîtam moom mii di René Capain Bassène reconnaître relation yi nga xamante ne am na ko ak César Atoute Badiate di chef bu Front Sud bu MFDC ak kii di Ousmane Tamba ñoom ñaari muy xamle ni jot naa jokkoo ak ñoom bés bi nga xamante ne moom la ji amee ci àll bu Boffa Bayotte. ay fan a ngi nii ci réseaux sociaux yi ay xibaar di ci daw ñuy xam ne ni navire Aline Sitoé Diatta ay moteur am dañu panne te benn moteur moom lay dawee ñuy xam ne sax li ni mel moom moo taxoon ñaar fukkeelu fan ak juróom ba mu waree dem mu am retardu ñetti waxtu li ni mel nag dara amu ca bu ñu sukkandikoo ci Cosama mi ñu dénk exploitation navire bi ci ab communiqué ñoom dellu si nañ ci lan moo tax boobule retard waaye ñu xam ne ni ñi doon fësal boobule xibaar nga xam ne dara amu ca dinañu leen yóbbu fa mbaxane doone benn ñoon du ci ak Alassane Balde mi ñu tënkal boobu le communiqué. société bii di Cosama ata yor exploitation marine bu bateau Aline Sitoé Diatta dàq ba mu set xibaar yi nga xamante ni nag ñu ngi circuler ci réseaux sociaux yi xibaar yooyu xam le ni lii di bateau bi dafa am ay jafe-jafe ci wàllu technique gannaaw tukki bi mu doon amal ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars lépp nag doxee gannaaw retard bi ñu nemmeeku lu toll ci ñetti waxtu jëm nag ci boobule bateau bu mu yegsee foofule retard bu ni mel nag ñenn ñi jàpp ne nag benn ci ñaari moteur yi nga xamante ñoo nekk ci bateau bi mu daal di panne waa Cosama dàq ko ba mu set xam le bokk na ci lu waral boobule retard ab livraison biñ doon xaar waaye escale ba ñu amal ci île de Carabane ñoom ñoo ñeen naqarlu bu baax a baax kàddu yooyu nga xamante nag ñenn ñoo ko daal di yëkkati ngir tilimal deru Cosama ba tax xamle nañ nag daañ leen topp ca yoon ñu fàttali boobule bateau nag mi ngi tàmbalewaat rotation mi fukki fan ak juróom ci weeru mars bi gannaaw ñaari at yi nga xamante nag doxu ko mise au point bu ni mel nag am solo lool gannaaw li ñu fa dundoon ci lu metti ci bateau Joola bi nga xamante ne suuxoon na fi te lu jege ñaari junni ci ay doomu aadama ñàkkoon ci seen bakkan. mu ngoog muy xibaar bu tiitaloon Mansour ñu bari doon leen fàttali sax la xewoon ca bateau le Joola ñoom rectifié nañu nee nañu la ñu wax dara amu ca. mais xam nga la ñu wax dara amu ca nañ ko rectifié te bañ a def ay menaces ak nangam réseaux sociaux yi soo duggee bateau voyager wala nga bëgg a dugg bateau disponible wala nga doon dugg bateau yàgg mu taxaw. xamoo lu tax mu taxaw. am nga sañ-sañu ñetti waxtu. waaw am retard ay waxtu am nga sañ-sañu poser ay questions parce que bateau dafa am waxtu. bus buy départ bu officiel dafa am waxtu. comme ni avion amee waxtu. bu ñu toogee yooyu gisuñu ko ñi ko doon jël am na sañ suñu réclamer lan moo tax. ubbi leen seen gémmañ yooyu ñu bëgg a tàmmal sénégalais yi ba indiwaat fi suuxu bateau le Joola duñu ko nangu. réseaux sociaux yi kenn ku ne sa page nga am directeur publication ci sa page am nga sañ sañu poser ay questions la ñu wax am na wala amul. ñoom ñooy officiel ñoom ñoo moom seen bateau nañu bind seen ay réponses def ay précisions jox ko sénégalais yi. mais di menacer ay porte plainte kenn ku nekk am nga sañ-sañu laaj Sen TV la moo tax émettre wul. Sen TV la moo tax ñu waxee nii est-ce que loolu na tax Bougane porter la plainte wala sëñ Saliou Guèye porter la plainte ñoom ñoo ni dañuy transporter nit ñi Dakar ak Casamance voyageur bi am na ay droit am poser ay questions bu retard amee ci bateau bii mënoo ko waxee fenn pour sénégalais yëkkalu ci sa page Facebook wala sa page Twitter wala sa page TikTok. def nañu ko loolu amul nañu officialiser li am jox ko presse bi comme ni ñu leen ko jàllalee la nii waaye ay menaces ak yooyu ma ni du ñu ubloo nit ñi seen gémmañ ubbi leen seen gémmañ ñi moo taxoon lu fi amoon ci la Joola am fi. am na fi benn roppalaan boo xam ne annoncé nañu 2 fois yoo xam ne dafa départ am problème Dakar Casamance. ñu ubloo ñu suñu gémmañ yu mel noonu moo war a dakk Sénégal ubbi leen seen gémmañ yooyu ba benn drame am ñu soog naan ndo amoon na fi tel problème du ñu ko defati.
dañuy dénoncer lépp lu doxul bato dafa am waxtu bus officiel Dakar Dem Dikk ba nga xam ni 7h15 fii ma taxaw bis bi war na fa fekk. comme roplaan ni mu amee bu amee retard 1 minute dañu koy wax avion bi excusé wu mënuñoo tey nit ñi wax bu ñu amee retard. Serigne Saliou li tax ñu tudd plainte xëy na mooy lii ñu doon fësal xibaar comme quoi benn moteur kese la bateau bi di dawee. waaw mais ñoom xam nga c'est une structure organisée. Donc dès l'instant que ñoom jàpp nañ ne li ñuy wax ci réseaux sociaux yi amul. ils n'ont qu'à montrer aux gens ci ni bateau bi de que ne loolu ñu wax amul. mais pourquoi vouloir initier encore une plainte kan la ñuy porter plainte ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi boo leen bëggee porter plainte ñëpp moom ba dina sotti. mais je crois que loolu déclaration de principe rek la. et puis aussi xam nga man bateau le Joola à l'époque dañ fi doon weddi. bañ doon wax ay naan am na ay jafe-jafe gars yi dañu ko doon weddi. di ko weddi ba à l'époque je me rappelle une fois am na fi benn navette bu mu defoon fi dem Casamance ministre bi ci duggoon à l'aller au retour dafa oto la jël ñibbi si jëlaatu ko. parce que constaté na ne bateau bi ba mu demee en pleine mer aussi taxawoon na moom ba mu ñibbi ba bateau bi wàññeeku il n'a pas repris le bateau oto la jël daal di ñibbi si à l'époque il y avait un ministre bon sous Diouf je vais taire son nom donc pour dire que. à l'époque ñoom lañ doon wax naan bateau bi baaxoon na gis nga ca la mujj. tey aussi su fekkente ne dafa am benn situation boo xam ne dañ ko constaté